28 18 82 ma bamtu ko. asalaamaaleykum mbokk auditeur rajo Oxygène ñu ngi leen di nuyu seen biir émission espace handicap Amidou Pouye di si ànd ak soxna Mama di leen ko présenté ñu koy xaaru nag woote na léegi nee na mu ngi ñëw xam naa ne moom mu ngi def le tout xam naa tàngaay rek moo ko jàpp wala muy def yëfi xalpulaar maanaam rek añ bi moo ko téye woon ñu indi leen fi tey benn conférence boo xamante ne dañ ko def maanaam population bi nga xamante ne ñoom nan la ñu gisee maanaam albinisme boo koy seet muy maanaam comme puune yeeg yooyu Mama bu fi toogoon dina gën a indi ay explication comme que mu ngi ñëw kon dañuy xool si dañuy xaar ñu introduire maanaam conférence boobu nga xamante ne monsieur Abdoulaye Diallo moo ko présenté woon muy le 13 juin la ko defoon nag la ko defaloon maanaam fédération albinos yi bu ñuy célébrer maanaam seen journée internationale si lañ profité woon invité que pour moom mu xamal nit ñi lan mooy albinisme ak albinos yi ñoom nan la leen population bi di gisee si loolu si la defoon conférence bi moom mu ngi nekk INSEP maanaam di école institut boo xam ne mu ngi bokk maanaam ci université bu Dakar ci Anta Diop bu ma juumul muy Souleymane Diallo bu possible rek Aline Diémé nga tegal ñu ko boo leen ci bëggee participer tamit man ngeen indi maanaam seen contribution ci numéro téléphone bi 33 854 13 30 kon Aline Diémé bu possible rek nga tegal ñu maanaam conférence bi ñu déglu. maa ngi leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam. di wane it sama mbégte ñëw teew ci bés bi di waxtaan ak nit ñi ci benn réalité boo xam ne réalité Sénégal la réalité bu nekk partout dans le monde la fépp ci àdduna bi boo dem fu albinos nekk rek am na réalité bi nga xamante ni une réalité sociale boo xam ne moom la ñu dund. bi ñu ma ko waxee hésité wu ma ku nekk xam na ne heure bii université yi xat na correction yi bari na encadrement yi bari na waaye da di mbir boo xam ne bi ma ko càmm waxee dama ne ko non amul problème dinaa ko def sama mbiru bopp ndax sensibiliser ci yu mel noonu wax lii nit ñi di dund dafa di loo xam dana ubbi xel te bu ubbee xel rek jëriñ génn ci kon monsieur Sall ak monsieur Danfa ak monsieur Thiam mi ñoom ñëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm thème bi nag bi nga xam ne moom la ñuy waxtaanee mooy les représentations sociales de l'albinisme et les réalités maanaam naka la société sénégalaise gisee mbirum albinos naka lañ ko gisee naka lañ koy xalaatee ak ñoom li ñuy dund. mun naa wax ne bi may campé mbir mi parce que bëgguma ñëw wax ay généralité dem man loolu mooy sama problème universitaire yu bari loolu mooy seen problème ñëw wax ay généralité rek dem étude bi suñ ko defee noonu du doon loo xamante ni waxtaan bu scientifique lay doon ensuite. njëriñ bëri lu ci génn mun naa leen wax lu xew Brésil lu xew France lu xew Tanzanie lu xew Sénégal par rapport à l'albinisme da di ay réalités yu générales waaye nag mun nañoo permettre réalité yooyu ñu camper li ñuy tuddee problème bi nga xam danañ mun a tax ñu poser question bi nga xamante ni moom moo waral gëstu ndax biñ ma ko waxee dama ne mënuma ñëw wax te gëstuwuma ci gëstu bi nekkul simplement ci kayit yi mais def naa ci enquête sociologue moom force mu dugg ci nit ñi laaj ginnaaw bi problème bi leeree bu baax ci boppam ba pare dajale laaj yooyu tënk ko ci kayit loolu laa indi comme ça bu ñu paree bu étude bi pare ndax étude bi pare ko temps bi moo xawoon gàtt bu étude bi pare dana am loo xam dinaa ko teg seen loxo ngeen xam fan ngeen mën a dem ñan ngeen mën a waxal ak nit ñi lan moo nekk seen xel par rapport à albinisme. ba tax na bu ñuy capter problème bi fi ñuy tàmbalee mooy ci mbirum handicap en général boo jëlee OMS Organisation mondiale de la santé bi muy définir handicap définition bu gën a générale dafa ne képp koo xam nga am na gàllankoor am nga ay possibilités par rapport sa âge ak nangam nga am gàllankoor pour mun a def nangam wala pour mun a jàng pour mën a liggéey sàngam en tout temps et en toutes circonstances loolu su amee rek yaa ngi ci situation handicap soo jëlee définition boobu mënuloo cee génnee albinos donc am nañ donc benn leen limité par rapport à leur environnement donc ils sont dans le cadre du handicap. OMS moom loolu la wax problème bi je rappelle que dañuy basé wu ci li nit ñi bind
ak ay constat soog a nag wàcc ci étude bi ci boppam wax bi ñu interroger ñi ñu interroger lan lañ ci trouvé. ginnaaw bi OMS waxee loolu ñu ñëw interroger beneen bindkat buñ naan Candice Dupri noonu la tudd mu bind ci mbirum albinisme moom sax en Afrique de l'Ouest la def ay recherche am waaye dafa seetlu ne der bu weex valeur la en Afrique noire seet leen ko rek ci tubaab yi bu ñu fi ñëwee ñu leen nit ñi ñuul ñi di jàppee boo sukkandikoo sax ci Jacques Hardy dafa naan la peut-être la colonisation culturelle moom moo def ay effet mais moom Candice Dupri dafa ne mbirum albino boo jëlee mbirum der bu weex da di loo xam ne valeur nit ñi dañ koo jàppee comme ku am xaalis ku am xel en tout cas koo xam ne xaw na am fenn foo xamante ne ëppale na ko nit ku ñuul loolu mooy der bu weex en référence avec les blancs léegi ci wetu der bu weex da ngay teg der bu ñuul ñi nga xamante ni dañuy dund ci suufu ñu wax Afrique centrale ak Afrique jëm ci suuf boo dindee Afrique du Nord waaye léegi moom dafa ne ci diggante ñaar ñooñu su amee kenn koo xam ne ci biiram lépp nit ku ñuul la der gi weex mu gis ne africains yi dañ cee indi yeneen interprétation mu ne lii moom paradoxe la ci moom problème la ci moom maanaam nit koo xam ne nit ku ñuul la waaye der bi dafa weex léegi ci diggante ñaar yooyu kooku nekk foofu moo indi représentation yépp parce que nit ñi niñ ko jàppee bu ma tënkoo toujours ci Candice Dupri lu wax nit ñi niñ ko jàppee da di nit koo xamante ni nekkul fii nekkul fële kon war na am lu nekk ci moom loo xam ne sociologiquement gars yi dañ ko expliquer Candice Dupri moom gëstoom foofu la ko jubal léegi nag soo seetloo loolu ñooñu nekk ci diggante bi muy albinos yi dañ leen di collé boo basé wu ci étude Dupri bi dañ leen di collé ay pouvoir ci Afrique de l'Ouest parfois yenn saa ñu ne ay pouvoir yu bénéfique la maanaam yu am bénéfice waaye nag bénéfice bi jëmul ci wàllu albinos yi waaye mu ngi jëm ci wàllu ñi dëkk ak albinos yi donc bénéfice boobu loolu moo tax mu jaaxal beneen bi mooy bénéfice su maléfique maanaam malheur donc bénéfice bi pouvoir bénéfique ak pouvoir boo xam ne malheur lay indi léegi nag ñu ñëw ci explication ñaari pouvoir yooyu léegi pouvoir bénéfice bi liñ koy tuddee bénéfice yépp mooy dañu di ay nit yoo xam ne comme dañu am pouvoir yàlla moo leen féetale foofu ñu nekk nit ñu ñuul ba pare am der bu weex dañoo mystique am na lu nekk ci ñoom loolu nekk ci ñoom nag mooy mystère bi nga xam ne dañ ko war a percer biñ ko percer nag ci wàllu sorcellerie africaine ak yooyu nit ñi li ñuy gis mooy ku leen jël sacrifier leen dugal leen ci mbirum sacrifice yooyu mun nga accéder à des pouvoirs mën nga am xaalis bu bari su fekkee da nga am ay projet mën nañoo antu su fekkee ne da nga bëggoon pouvoir aussi mun nga ko am maanaam politicien bu bëgg pouvoir loolu la ñuy wax pouvoir bénéfique donc du bénéfique pour albinos yi bénéfice la pour ñu dund ak ñoom avec des connaissances superstitieuses loolu la ñuy tuddee pouvoir bénéfique ci loolu sax boo xoolee Seneweb am na benn article buñ ci génnee woon fan yële di wax li nga xam ne moo xewoon Tanzanie ak Burundi nga xam ne ñoom compté nañ diggante 2008 ak 2013 18 cas de meurtre 18 cas ñoo xam ne albinos lañ ñu rey leen dagg seen cër yi tànk yi dagg seen loxo yi di ko def même def un commerce transfrontalier tout simplement parce que dañ ko rattaché à une sorcellerie pour des positions de pouvoir ou de richesse. Sénégal génne article boobu day conforter un peu le pouvoir bénéfique, mais je rappelle, c'est pas bénéfique pour les albinos, mais bénéfique pour les gens qui l'entourent, soi-disant qui croient à la sorcellerie. Ok? Maintenant, le pouvoir maléfique. Am na ci ay famille yu bëri bu fa bu ne juddoo dañ naan saye malheur am na lii c'était malheur donc xamuñu lu ñu def yàlla ba mu teg ñu lii kon lii nattu la
bu ñu suñu borom teg. ci loolu nag communauté bi aussi jàppee ko noonu loolu benn famille sax wala ay nit wala ñaar ñetti famille mais dafa dem ba loolu dafa yaatu dañ naan lii punition la ci ñi nga xamante ni famille bi nga xam ne fa la judd kon am na ku fa tuus ku fa tooñ soit yàlla yi parce qu'on est purement dans le cadre de la sorcellerie am na ku fa tooñ pangoli ou alors am na koo xam ne yàlla mere na léegi nag ni yàlla di wane boppam mooy fexe ba ab gune albinos juddu fa am ñoo xam ne noonu lañ ko gisee donc ñaari problème a ngi noonu ok léegi ci loolu dañuy dem sax ba jël ko féetale ko yaay dañ koy féetale yaay culturellement am na si ñoo xam ne dañ koy kole sax liggéeyu ndey noonu laa ko mën a tuddee ndax am na ay góor yoo xamante ni ci àll ba boo nekkee ak ñoom yàlla dogal gune albinos juddu ci li ñuy njëkk a gis mooy góorgóorlu woon soo góorgóorlu woon comme si gune albinos bu juddu ci famille péché la comme si dafa am relation ak gune gi le fait que mu nekk albinos c'est-à-dire feebar parce que feebar la dafa am relation entre tawat boobu ak liggéeyu ndey de manière générale handicap yépp sax gars yi noonu lañ koy jàppee mais rawatina albinisme léegi nag kon buñ ko kolee yaay ji jàpp ne punition la loolu mooy pouvoir magnifique et d'ailleurs sax am na benn bindkat buñ naan Ékélémé Raymond Ékélémé anglais la def lu mu bind mais traduire nañ ko dafa ne carrément dans les sociétés africaines toute forme de handicap est en général rattachée maanaam laago bu nekk du ñu jéem a xool exactement laago bi lan la mais dañ naan lii moo ko waral mais lii moo ko waral diw tooñ na diw lii liggéey ndey la lii nangam la lii bu amee xamal ne am na benn paa boo xam ne bokkoon na ci famille bi jinne yi mere woon nañ ko et cetera et cetera donc explication yi ko war a rattaché bi mu ne lorsqu'un enfant naît handicapé sa famille considère cela comme un châtiment pour péché commis ou comme le résultat d'un sort jeté par des ennemis maanaam ay say noonu liggéey la jël liggéey bi sànni ko ci kër gi léegi nag mu feeñ ci kenn ku judd ci biir famille Ékélémé moom loolu la gis te ba muy lim handicap yi daf dugal ci biir albinos ok suñu demee ba gën a xuutal tuuti dañuy gis ne yemuñu foofu ci niñ ko gisee nu nit ñi gisee en général albinos ñenn ñi dañoo dem ba jàpp ne dari koo xamante ni dañ ko saraxe maanaam dëkk bi nekk na walla kër gi famille bi nekk na ci ay tolof tolof ay jafe-jafe jàpp na famille bi dara doxatu fa lu ñu def du sotti ñu dem seeti pàngoor yeeg wala seen xërëm yeeg yooyu esprit yooyu digal leen ay sarax bi nag war a génn ci nit soit bu dee ku fa nekk la mu laago wala mu juddu bu dee ku juddoogul la mu juddoo nekk albinos en tout cas mu mën a nekk ci groupe handicapé yi moom it dañuy gis Mamadou Coulibaly def na ci benn étude benn malien la mémoire sax la ci def waaye dafa gis ne sacrifice la pour que famille bi mën a soqali loolu nag boo xoolee bu baax soriwul ak li xewoon ay Tanzanie ak Burundi parce que ñooñu aussi sacrifice la ñuy def jël ay cër yóbbu ko ci seen sorcier yi pour am ay position de pouvoir Mamadou Coulibaly ba tax na li mu ci wax mooy loolu ay sarax ay jinne dafa ne l'enfant handicapé en général et albinos en particulier est perçu par certains comme un sacrifice, une offrande faite au djinn pour protéger la famille. Il fait souvent l'objet d'une surprotection non justifiée. su fekkee ne loolu am na li koy wutaleeg leneen ni mooy da ngay gis Mamadou Coulibaly ci li mu wax dans son étude dafa da ngay gis xale bi ñu fonk ko lool bañ di ko métti ndax moom lañ saraxe wala ñu saraxe ay cër ci moom kooku gëstoom loolu la génnee waaye yemul foofu ci ni nga xam ne noonu la nit ñi gisee albinos dañ ko mystifier maanaam dañoo jël benn mystère maanaam benn secret bu ngand wërale ko albinos comme si nekk nit su ngeen seetloo sax loolu moo jaaxaloon
Candice Dupri ma doon wax sànq c'est-à-dire diggante nit ku ñuul ki mu doon ak der bu weex bi mu am diggante boobu moo jaaxal nit ku ñuul te comme lépp ay explication lépp ci ay esprit la koy teg wala ci ay légende wala di waxoon na sama maam tel waxoon na lii xewoon na jamono sàngam et cetera moo tax ñu jël benn mystère wërale ko albinos yàlla kii dafa am ay secret yu bëri yu nekk ci moom gis nga après naa ñëw ci sama enquête yi vous allez découvrir beaucoup de choses et même au Sénégal ok bon ci loolu le docteur Sévi Dolonou moom aussi bindkat la daf cee wax dafa ne l'albinos est un mythe survivant maanaam dañ ko def concours nit koo xamante ni dafa am secret bu bëri bu ko wër boo xam ne expliquer ko daal jafe na kenn mënu koo xam mystère mu ne dans l'inconscient collectif c'est-à-dire ci biir xelu nit ñi voyageant d'œuvre en œuvre un véritable mythe dont l'origine remonte aux temps anciens moo dafa ne sax affaire bi yàgg na ne ci suñu maam yi suñu maamaati maam yi foofu la affaire bi déparé ñu jël albinos bi entouré ko de ce mystère mu continuer c'est le choc de se voir confronté selon la formule de Roger Lyttle à l'autre autre mooy keneen ci ñeneen mooy keneen ci keneen maanaam su jëlee africain yi ñooñu ñeneen lañ africain bi keneen la mais albinos bi ci biir africain la kon moom tamit keneen la ci biir keneen ok mu ne mais au-delà de la mystification l'albinos est aussi une figure de déconstruction source de questionnement de regard critique sur sa marginalité loolu mooy mystère bi parce que nit ki soo ko xoolee xamoo lu nekk ci moom xam nga ni kii deen ak maa nit ku ñuul la nga gis ko moom mu yaxtal normalement da nga poser ay questions léegi questions yooyu su yemee simplement sur le moom ci boppam nga jéem a xam lu ko jot lan moo waral lii c'est pas grave mais soo ko jéemee rattaché ko à un mystère dugal nga ci secret dugal nga ci yeneen mbir yoo xam ne mbir yu bëree xaj ci biir te bu yaatoo rek doon ce qu'on appelle une conscience collective ñëpp jàppandoo ko loolu et conséquence bi mooy dañ leen di mujj daw wala ñu xëcc leen wala sacrifier leen comme ni ñu ko waxee tout à l'heure waaye seen problème yamul foofu am na ci beneen facteur boo xamante ni conséquence yu njëkk yi ma wax la soo ko xoolee nga mystifier ko nga ne kii nit a ko entouré grand secret moo ci nekk nga koy sacrifier pour arriver à des positions de pouvoir tu te poses des questions sur une chose surnaturelle boo xam ne dafa nekk ci moom yemuloo foofu bu ko jigéen juree nga ne kii liggéey ndey ak yeneen yooyu conséquence bi mooy nit ñi dañ koy ragal mu doon une marginalisation et loolu dafa am une conséquence psychologique dugg naa ci école yàgg na ci benn école fekk fa benn gone albinos waaye moom loolu waroon foofu boppam da doon jéem a bokk ci foofu gone yi mais foofu du yàgg na xale yi dañ koy daw affaire bi jaaxal dugg naa nag ci école yu bëri ndax nekkoon naa inspecteur de l'enseignement ci biir ci loolu dafay mujj toog beru côté waaw kooku su màggee ci beru boobu est-ce que dana doon nit koo xamante ni ku social non en toute logique mënut a doon nit ku social et loolu nag soo xoolee gars yi généralement liñ koy xoolee dañuy xool bët yi xool der bi ñaan la siw boo ko laalee boo ko nuyoo et cetera rattaché si non seulement le fait que nga blessé ko ou alors ñu rattaché ci li nga xamante ni moom la seen parents yi di wax ca kër ga pour xale yi donc ñu daw ko isolé ko marginalisé ko loolu dafay am conséquence psychologique boo amee conséquence psychologique nag bu ko ñëpp dawee day mujj école ba dafay xar parce que nit la dafa xale la dafa war a foo ci biir foofu dafa war a épanouir dañ ko war a jàngal je rappelle que en 1990 le gars yi daje woon fële sa journée de éducation pour tous amul xaj ak seen amul handicapé amul albinos amul jigéen amul góor ñëpp war a jàng yemuñu foofu en 94
ñu génne ce qu'on appelle après la conférence de Salamanque ñu génne la déclaration de Salamanque sur l'éducation intégratrice. En 2000 ñu tenu daal une session ici à Dakar pour xool loolu fu mu toll maanaam nit handicapé nit albinos loolu warul la tax ba du jàng et que lu ñu créé suñu école yi tax na ba ñu ngi créer ay sociétés yu différentes man nekkoon naa jàngale naa centre Bermotona xaw ma ndax xam ngeen ko école yu moom yi def naa fa ñeenti at def naa fa sax benn gëstu te ci gëstu boobu lu ma seetlu mooy le fait que ñu ber xale yi ñu war fa nekk fukki at dañuy màggandoo bu ñu màggandee ñoom ñooy demalante di dikkalante seen biir et la conséquence mooy dañuy takkante waaw am na ci ay mariage yu bëri yoo xamante ne ñoom seen biir ñooy takkante loolu nag bu perpétuer woo continuer dafay doon loo xam ne dafay créer ay sociétés séparées et loolu du doon loo xamante ni moom moo gën a la communauté nationale internationale pourtant Sénégal ratifié na ay textes yu bëri ci loolu léegi nag boo xoolee problème yooyu yëpp nga xam ne souligné nañ ko ci wàllu ñi nga xam ne noonu la ñuy jàppee albinos. asalaamaaleykum waat ñu dellu si waat maanaam seen biir émission espace handicap maman yëg si na kon ñu bàyyi ko daal mu dugg maman bisimilah. asalaamaaleykum mbokk auditeurs ak auditrices su rajo Oxygène FM 103.4 jéggalu waat rek comme d'habitude comme man chaque lundi damay jéggalu bàyyi leen may jéggalu chaque lundi rek ma féetewoo jéggalu bi ci retard bi maa ngi jéggalu bu baax a baax xam ngeen rek oto yi moom da ngay ree ba tas balaa ngaa egg si Pikine mooy loolu di leen jaajëfal di leen ziyaaraat bu baax a baax di leen wax ne yéen a ngi toujours seen biir émission espace handicap du ngeen ci weet benn yoon ndax yéen a ngi ciy ànd ak maman andi ci fego góoram xaritam namoon naa ko loolu nag Amidou Pouye dama ko nam avant koor gi lañ gëj a def émission dio maak moom dama ko nam bay bëgg a dee soyez les bienvenus seen biir émission espace handicap yaakaar naa ni dégg ngeen thème bi nga xam ne Amidou moom la andi genre thème yi dama ko namoon ndax thème yi am solo la tey ñuy waxtaanee si sur l'albinisme di leen xaar nag ci seen émission bi nga xam ne yéen a ko moomal seen bopp di leen xaar ci 33 854 13 30 33 854 13 30 bu ngeen participer ñu daal di waxtaan pelloolu di yoo da ngeen di wax jox ñu wax delloo leen ndax nee naa leen nekkul na ñu toog fii rek ñun dañoo am xam-xam wala dara peut-être ñun la yàlla may chance ñuy wax ngeen ñuy dégg mais am na ñoo xam ne ñoo seen xam-xam moo gën a xarañ ñoo ñu gën a xam li ñuy wax mais ñun la yàlla may chance ñuy wax ngeen ñuy dégg kon nag mun ngeen dugg ci 33 854 13 30. jërëjëf soxna maman koo bëgg moo la raw maanaam koo namm tamit namm na la weer yàgg na lool yàggul mais activité maanaam ak gàllankoor àdduna wi rek moo taxoon ma doon faral di absenté mais maa ngi ci jéggalu bu baax auditeurs une fois de plus déglu nga maanaam conférence bi déglu woo la presque mu ngi door a xaaj conférence bi bu ñuy seet si lu mu expliqué mais moom si lu mu ak njëkk point bu mu njëkk a ñëw mooy maanaam nit ñi les bénéfices maanaam yeneen nit ñi bénéfice bu ñuy gis ci albinos yi muy puune yow puune nga bénéfice bi maanaam dañuy xool albinos bi gis ci moom loo xamante ne comme politiciens yi lu ñuy gis albinos bi maanaam kii bu ñu daggee loxo bi kii bu ñu daggee tànk bi mën nañ ko yóbbu ci sëriñ diw mu may leen maanaam pouvoir yow nan nga gisee loolu en tant que albinos. voilà Amidou tey da nga laal thème bu sensible muy albinisme gis nga albinos couche de handicap yëpp ñoom ñoo ci gën a sonn te ñoom la ñuy gën a dimbali parce que booy xool bu élection ñëwee dootuñu am jàmm pour ñu dem voté ji ñun sax dañuy gunge mënuñu tëb rek jël suñu volonté bopp ne ñun kat ñu ngi dem voté ji ñun kese il faut que ñu am ay accompagnant yoo xam ne dañuy gunge si problème insécurité parce que tey bu fekkante ne dafa am ay fausse note yoo xam ne c'est ay faux débat yoo xam ne existé wul ñu naan la boo jëlee loxo puune bi da ngay am alal wala boo jëlee tànk puune bi da ngay am pouvoir wala boo jëlee karaw puune bi da ngay am pouvoir wala sax ñu naan puune day faj sida dégg nañ ko fi puune boo day faj sida boo amee ak moom rapport sexuel sa sida dafay wér da ngay gis ku mu jaral nga dem takk puune uniquement pour xool ndax loolu dëgg la wala du dëgg ñuy dund ay sacrifice yu metti ñun te ñu nekk fii nag au Sénégal xam nga ñu doon wax ne Sénégal amu fi parce que booy xool amoon na Tanzanie 28 puune yi ñu rayoon Burundi rayoon nañ fa ay puune même Côte d'Ivoire déggoon naa ñu naan am na dex boo xam ne ay jësit ñoo fa nekkoon chaque weer dañ daan jël benn puune sànni fa muy signifier offrande bu ñu leen di jox ñu gis ne fii Sénégal amu fi woon waaye mu ngi fi commencé am parce que ñun dañ koo gis ndax ñun ay leader lañ ci biir albinisme ay leader lañ ci association albinos élection passée dañ cee teg suñu bët kenn wanuñu kenn waxuñu ñun ñoo dem ba teg si suñu bët
mu nekk loo xam ne kon képp koo xam ne am nga doomu puune wala yow sa bopp personnellement ngay puune Amidou da ngay tiit parce que élection yi buy ñëw da ngay tiit même bu dul élection yi da ngay tiit ndax booy xool insécurité albinos dafa nekk loo xam ne lu doy waar la. ma gis ne tamit Amidou dañoo liggéeyul président association albinos yi liggéeyuñu benn yoon parce que booy xool tey Amidou. balaa ñuy ñëw maanaam ci maanaam ñoom liggéeyuñu tamit seetlu nañ ne tamit nee nañ yaay yi tamit ñoo ngi leen di joxoñ baaraamu tuuma ne ñoom la ñoom à chaque fois bu sa doom juddoo doon way laago rek bu ñëwee nga ne yaay ji la fàtte papa ji maanaam muy benn discrimination boo xam ne tamit ñoo ngi koy teg ci kaw yaay yi yow en tant que jigéen tamit est-ce que noo gisee loolu. voilà xam nga loolu andeti nga beneen problème bu doy waar léegi sax mu ngi commencé tane mais bu njëkk boo amaan doom muy albinos dañu lay jiiñ ne da ngaa sëy ak tubaab parce que dañuy ne da ngaa def adultère noonu ni ma ko mën a tuddee. parce que dañuy ne ñoom seen juróom-ñaari xeet lii musu cee am kon lii bu fi amee da ngaa trompé sa jëkkër mu nekk ay problème yu doy waar yoo xam ne ñu ci bëri seen sëy tas na ci yaayu albinos yu bëri bu ñu la waxee fu ñu jaar seen sëy tas na ci loolu. albinos Amidou mu nekk nag loo xam ne lu métti la parce que yow boo nekkee jigéen yàlla mooy bind doomu aadama nga am doom ëmb ko juróom-ñeenti weer jur ko ñu ne la sa jëkkër juru ko loolu mun na rey nit c'est un problème. mu nekk loo xam ne nag lu métti la lu doy waar loo xam ne yaay yi ñu ngi koy dund bu baax a baax ñu yaakaar ne tamit seen doom yi bu ñu màggee coono bi sax dina wàññeeku mais day gën a yokku ndax tey boo amee doomu albinos dootoo nelaw da ngay tiit bu génnee nga tiit fu mu dem nga tiit ndax insécurité bi nga xam ne gisuñu ko woon au Sénégal te mu fii commencé am te liy raam ci ñag bi la jëm bu ñu ko bàyyee dana egg fu mu waru woon egg te fekk c'est trop tard. waaw insécurité boobu ngay wax maanaam muy booy seet. peut-être si handicapé yëpp la valable naan insécurité am na si ay silmaxa yoo am na ay lafañ dañuy yelwaani ba guddi gi jot bu guddi jotee bu ñuy ñibbisee ñoom ay agresseur am na si ñoo xam ne dañu leen dogaale woon ba maa ngi dégg ñu ne kenn sax dañ ko doon jéem a rendi loolu xaw na yàgg tuuti loolu amul mais insécurité boobu may wax est-ce que nee nga lu bees la est-ce que du kon maanaam ñi nga xamante ne ñoo bokkul si réew mi immigré ak yooyu émigré yi ñoo ñëw indi yooyu dugal ko si maanaam si xelu sénégalais yi ba ñoom bi ñu commencé koo gëm. xam nga Sénégal amul kubéer ku ñëw bokk te gis nga Amidou gis nga bu ñu bàyyiwul lu ñu dégg rek gëm wala lu ñu dégg rek roy dinañu roy ba roy lu ñu xamul gis nga réew yëpp Sénégal rek la fi puune doon nekk dund aisément mais léegi amatul parce que man élection daaw dox naa ba nit ñëw dagg sama karaw may dox di dem ba nit jëlee ma ginnaaw jël ciseau dagg sama karaw andi naa ko oxygène dem naa ci média bi porté naa plainte contre X. bu ñu demee ba ay président di toog naan diw moo doon rey puune yi demoon naa ba si yaayam ne na ko bàyyi mu ne du bàyyi rey puune yi da ngay xool bu ñu ko defoon sa doom bu fekkoon sa doom la ñu jàpp tey ñu rey ko di nga réagir neneen mais doo toog mukk di wax diw moo doon rey puune yi dem naa ba si yaayam ne na ko bàyyi. gis nga dafa am yoo xam ne Amidou amul jarul négocier amul luñ siy négocier élection mu ngi ñëwaat. président association yi defuñu seen liggéey te gis nga ñun nañ ñu ba suñu bëggee jàmm ñun mënuñu jox kenn alal bu fekkoon alal ñu jox ko suñu bopp fekkoon am ñu jox ko suñu bopp bu nekk fekkoon richesse ñu jox ko suñu bopp ndax gis nga kuy digle cangaay day fekk nga set ba pare. muy tamit lu yéeme maanaam comme expliqué nga muy insécurité ba léegi la ñuy wax nit doxe la ginnaaw dagg sa karaw booba est-ce que amul woon ay nit yu nekk foofu pour man la dimbali wala ñu jàpp waa ji sax loolu noonu. foofu pour te dire xam kañ la tombé mercredi marché hebdomadaire. la tombé foofu nga fees del waa ji si boppam moo gaaw waa ji dem naa ak moom ba police ndax waa ji dafa gaaw waa ji dafa dagg sama karaw def ko si poosam taxaw dawul de ndax xam na ne bu dawee ñu jàpp ko. ma yuuxu poñe ko rek mu poñe ma dëgër bàyyi ma poñe ko bàyyi ma mu jox ma sama karaw ma jox ko damaa yor sa karaw ba ay grand yi nga xam dañ maa xam ñoo ñëw dimbali ma ba ma egg ak waa ji police man je sais ma défendre mais est-ce que keneen ku mel ni man dina mën a défendre est-ce que bu doon keneen la dina mën a défendre am na yeneen yu gën a pire am na ñoo xam ne dañ leen di ay xale albinos ñu leen di wot di leen may 100 francs di leen wot jël seen côté karaw benn côté bi yëpp wot leen bañ set jël benn côté bi dem yoonam gis nañ ko fi yàggul sax lii ma lay wax nii yàggul lii ma lay wax nii yàggul may ko 100 francs wot benn côté bopp bi yëpp dem seen yoon am na ñoo xam ne dañuy tëb di dugg si kër yi laa man ñaari yoon si élection daaw ñaari yoon tëb nañ dugg sama kër ci rajo laa nekk di wax suñu waa kër ak may déglu ñaari yoon tëb nañ dugg sama kër te nii ñu ma koy defee noonu lañ koy defee keneen ak keneen ku mënul défendre da ngay dee
parce que fi mu ne nii moom nekkuñu en sécurité gis na insécurité albinos a ci gën a pire. muy tamit insécurité léegi maanaam yéen seen association yi maanaam bu ñuy seet ku demoon naa benn couverture mooy seen journée internationale bi demoon naa le 13 juin si benn couverture bi moo fa defoon mais dama seetlu ne ñii ñoo ngi ko doon célébrer Douta Seck ñii di ko célébrer Blaise Senghor est-ce que kon du maanaam seen réerandoo boobu seen tasaaroo boobu si la gars yi profité di leen néewal doole wala ba ñi leen agresse bu ñu toll parce que am na si benn reportage moo seetaanoo RTS waa ji nee na dafa taxaw albinos ku góor dafa taxaw benn gars ñëw gaari otoom proposé ko 50 000 nekk boo ma joxee sa karaw boo ma si daggalee temps ma jox la 50 000 fi nga taxaw est-ce que tamit yéen association yi maanaam yow si nga yëngu yéen a ngi def ay sensibilisation yoo xam ne période d'élection ngeen xool nan ngeen yéen solution ngeen trouvé ba boo leen dem fenn bañ fa guddee yenn guddee yeeg yooyu wala. Amidou boo bëggee dégg-dëgg gis nga association yi yëpp naan ay association albinos lañ taxawuñ ay utukaayu xaalis gis nga albinos dañ koy utee xaalis mais kenn jàppalewu ko ci dara ma wax la ko tey nag. association yëpp a yam soo gisee ñu disperser kii def Blaise Senghor kii def Douta Seck kii def centre Jacques Chirac kii def fii parce que ñoom ñëpp dafa am lu ñuy wut seen intérêt bopp personnel moo leen ci lié gis nga man sama wax ci cadre albinos du neex parce que maa fekke xam nga maa fekke ak dama cee xam lu bëri du benn man 2003 je suis né en 93 2003 laa commencé exercer ci association albinos dañ doon téye sama loxo di ma yóbbu la intégré ci association albinos ñu xool Amadou de 97 en 2000 ba 2002 ba 2003 ba 2004 pour ne ñemewul woon taxaw ci buntu kër du dëgg tey bu ñu amee sañ-sañ am fit bay gis puune di seet moom ay sacrifice wala dara Amadou suñu président association yi dañoo liggéeyul ndax booy xool ñun albinos tous bu sensible la tey boo ñëwoon tey ci Famara par exemple nga ne ko Famara man de damaa am benn programme albinos bu may def ma bëggoon ay consultation gratuite wala crème solaire tey lamb poosam jox la parce que ni nga koy convaincre da koy touché nga jóge ci Famara dem ci keneen noonu boo ñëwee nga yaakaar na nga ko def ci journée wala ci consultation ci sa poosu bopp la jëm albinos yi dañ leen di utee xaalis Amidou ñun lañu gën a jàppale fii ñun la ñu gën a jàppale financièrement matériellement ñun lañ gën a jàppale albinos mais doo ko gis dañ koy lekk dañ koy utee xaalis waaw da nga maanaam feeñul si yéen muy wane ne man xaw ma na laa ko mën a tuddee maanaam bopp sa bopp booy seet li ngay wax nii dafa valable sax si yeneen association yi xaw ma nag léegi maanaam aide yi ñuy wax ak subvention yi ñoom ñoo ko daan jël dugal ko si ay 4 personnes yi jiite association yi wala 5 personnes les 5 premières personnes ñoom la ñuy jël xaalis bi maanaam ñu xool ñoom nañu ko séddale seen biir fàtte li si li ñooñ maanaam ñoom ñu ñu jiite kon ñu bàyyi tuuti nga noppalu xam naa sonn nga bàyyi àll bu nga mayaat nga tuuti sonore bi rek ñu dégluwaat tuuti ñëwaat. de manière générale un peu partout ak gëstu ci li ñuy def léegi nag man damaa taxaw ne waaw Sénégal fii ñu ne am nay albinos li ma si njëkk a intéressé mooy ñaata lañu mais aw ma chiffre bu exact gis naa 2040 gis naa it 10 500 10 500 bi Bamba Diop laa dégg mu wax 10 500 gis naa 2040 aussi dans tous les cas su fekkoon 4 personnes 5 personnes wala benn nit la ëpp et que puisque sénégalais la dañ ko war a jël en charge comme ni ñu jëlee ñeneen ma ne nag comme yeneen sociétés yi xalaatee nañ noonu gisee noonu albinos di jëflanteeg moom noonu ñun suñu Sénégal fii représentation sociale ci nit ñi am yan lañ loolu mooy sama question de recherche question boobu pour ma tontu ci il a fallu ma def enquête téléphone bi wala ma déplacé wu seeti ay nit en fonction de ñi nga xam ne ñoom laa waroon poser question parce que comme affaire dafa xawoon xam mënu woon interroger ñu bëri 30 personnes laa jël bi may jël 30 personnes yooyu yëpp dama see jël fukk yoo xamante ne ay intellectuels lañ au cadre ñi ay universitaires ñi inspecteurs impôts et domaines ñii ñu ngi dans des positions politiques donc des décideurs ñooñu laa jël 10 après ma jël yeneen 10 yoo xam ne ay commerçants lañ commerçant yu ndaw yi commerçant yu xaw a mag yi ak commerçant yu mag yi ak
marabu yi nag ñaari façon yëpp gis naa leen gis naa bon am na ci yoo xam ne imaam lañ am na si ñaar ñoo xam ne imaam lañ am na si ay charlatan parce que seen avis intéressé na ma yow ma foofu ma jël yeneen fukki nit ñoo xamante ni ñii ay béykat lañ ñii ay ambulant lañ donc seen niveau d'instruction soriwul ay certificat la ñuy yem suñ ko amee ñenn ñi sax mosuñoo jàng école ba ne su ma jëlee ñetti couche yooyu mun naa am une représentation xam suñu ma tontoo ci laaj bi ma laaj war naa mën a xam à peu près sénégalais ñoom nan lañ gisee albinos parce que loolu mooy représentation sociale nan lañ ko représenté wu seen bopp et loolu entretien laa def ay entretien ak ñoom question bi nag c'est très simple damay laaj lan mooy albinos loolu moo nekkoon question bi lan mooy albinos may recueillir ay tontu am na si ñoo xam ne boo leen laajee directement doo ko di nga soxla da ngay déplacé wu dem waxtaan ak ñoom am na ñoo xam ne da nga jël téléphone bi woo leen comme diir bi dafa gàttoon moo tax jëlul 30 yi ñeneen da ngay ñëw ne waaw ah saa waay man daal temps yi moom sama mbokk yi daal dañ maa bëgg a may ñaareel sur les débats bi noonu maa bëgg a may ñaareel non mais soo booy yow booy ñëwe nga mais nag c'est lié l'islam dafa ne da ngay commencer si ñaar et cetera et après je leur dis waaye nag ki ñu bëgg a may de albinos la de pour ne la de la première réaction dañ lay rek mais booy yow xanaa da ngaa dof yow xale yu baax yi nekk nga taxaw nga naan yow albinos ah non booy toi tu es un farceur ba tax na bi ma recueillir ñeneen ñi moom am na ñoo xam ne ma leen fekk ci kenn jaaykatu ngooñ fora jaaykatu ngooñ dañuy daje seen biir waxtaan ñenn ñi ay béykat lañ man dajeeg ñoom foofu waxtaan ak ñoom question bi benn bi nga xamante ni posé naa question bi jox ma seen i tontu dama jël ku nekk ak sa feuille ku nekk nag aussi dama lay laaj jox ma ñetti réponse soo ma lay jox ñetti réponse daal jox ma ñetti tontu ma def ay feuille boo paree nag laa débrouillé dugal ko ci ay tab ñetti façon de réponse la am na ay réponse yoo xam ne bu ma ko dajalee dama ko tuddee les réponses rationalistes maanaam li nga xam ne ñoo toog sukkandiku simplement ci li ñu gis ku ne rationaliste nga gis raison ci biir boo ne raison de science boo ne science objectivité mooy définir sukkandiku ci li nga gis am na ñoo xamante ni noonu lañ doon léegi ñetti groupe yooyu ma waxoon sànq fan lañ ci gën a féete daa leen jox façon bi jox ci wàllu googu ndax su ma ci paree su ngeen da ngeen mën a dem ne étude bi kat lii la génne kon ñii xamuñu nangam xamuñu nangam donc war nañ ci gën a informer léegi réponse am na réponse yoo xam ne dañoo ne l'albinos est un nègre qui a une peau blanche kooku définition la boo xamante ni dafa basé wu simplement ci li ñu gis concept nègre bi sax xaw dama cee déranger tuuti ne employé ma jël ko bi ñu moo ko joxe beneen tontu bi mooy ñu ne l'albinos est une personne qui a une maladie de la peau kooku beneen tontu la ma jëlee ko noonu bind ko beneen tontu bi mooy l'albinos est un malade de la peau, des yeux, des poils et des cheveux ñooñu foofu lañ sukkandiku xëy na albinos ñu gis dañoo gis ñoom feebar boo xamante ni dafa laaj partie yooyu yëpp ci bopp yaramam beneen bi mooy albinos handicapé sensoriel xam nga handicapé sensoriel dafa bari boo jëlee les organes de sens dañ naan la bët yi nopp yi der bi bakkan bi làmmiñ bi et cetera 5 organes de sens donc suñ ko classé ci organe ci handicapé sensoriel mën nañ ko jël c'est objectif possible léegi nag ana ñan ñoo joxe tontu yoon fàttaliku leen nee naa leen ñetti façon bu nit la enquêté ñenn ñi ay intellectuels cadres et décideurs ñenn ñi ay commerçants lañ ak ay marabout ay religieux ñenn ñi ay baykat lañ ak ay marchands ambulants ci loolu
bi ma defee déploiement bi dama gis ne ñi nga xamante ni dañoo yem ci l'albinos est un nègre qui a une peau blanche fukki nit lañu ak ñett ci fanweer fukk ak ñett ci biir fukk ak ñett yi juróom-benn yi yépp ñu ngi ci intellectuel cadre et décideur juróom-benn yi nga jël ñeent ñu nekk ci commerçant yi ak religieux yi nga jël ñett mooy tontu yi nga xamante ni ñoom ñoo génnee ci cultivateurs yi ak marchand ambulant yi donc ñoom ñoo ci ëpp réponse boobu moo ci gën a génn léegi nag 43% si ñoom bu féetewoo réponse bi ça signifie que nit ñi xamuñu bu baax handicap xamuñu bu baax l'albinisme parce que fi ñu koy yemale l'albinos est un nègre qui a une peau blanche dëgg la waaye est-ce que foofu la yem donc définition incomplète ñu ëpp si nit ñi doon xamuñu lu mu doon parce que ci loolu parce que ñooñu 43% de l'échantillon 43% ñoo taxaw ne l'albinos daal moom c'est un nègre qui a une peau blanche point ñi ci toog mooy ñu ne l'albinos est une personne qui a une maladie de la peau ñooñu 8 personnes lañ. yéen a ngi si seen biir émission ba léegi espace handicap kon maman dégg nga maanaam nee na 43% bu mu defee ay études am ñoom xamuñu lan mooy albinos parce que dañ ne ñoom albinos daal nit ku ñuul la ko am der bu weex yow noo gisee loolu. waaw parce que booy xool Amidou ñoom loolu lañ mën a wax parce que loolu lañ gis nit li mu gis lay wax ñi leen war a xamal lan mooy albinos ñu leen ko xamalul yaa ngi may dégg. nit boo ko xamul lu moo tax des fois ñaan albinos dañ leen di maltraité dañ leen def ni ku xamul mbir doo ci xuus mbir tànk xamuloo ko doo ci xuus ñoom ñu ngi seen plein droit ne albinos nit bu weex la nit bu ñuul la bu am der bu weex noonu lañ ko gisee noonu lañ ko xamee moo tax ma ne la dañoo raté ñun suñu mission président association yi fi nekk yëpp fii est-ce que xam nga ni am na plus de 5 présidents association yoo xam naa albinos dañoo raté seen mission. Ils n'ont rien fait bossé wuñu liggéeyuñu defuñu dara gis nga am na benn centre albinos bu nekk Thiès 97 ba léegi centre baa ngi fa centre bi boo fa demee buñu la leen lii centre albinos la doo ko gëm bu tawee nga mer te depuis 97 ba léegi centre bi lu ne dugg na fa lan moo tax mënuñu liggéey centre bi li ma la wax rek Amidou ñun duñu dem ñun handicapé yëpp couche yëpp dinañ dem ba mu des albinos duñu dem fenn nii ñuy liggéeyee tant que bàyyi wuñ ko maître duñ ko bousee mu looloo tax chaque le 13 juin ñiy organiser fii ñiy organiser fii ñiy organiser parce que ku ci ne la ngay xëcc yaa ko xam. mais ñoom man seetu naa seen biir ñoom seen biir am na si ay benn ay intellectuel mais kon ñoom nan la ñu ratee mission bi man moom laa bëgg a xam. intellectuel yooyu ñooy dox si xelu analphabète yi di leen utiliser psychologiquement waaw di leen utiliser financièrement te xamuñu ko gis nga am na ñoo xam ne. albinos yoo xam ne ñu ngi ci biir association li ñuy wax sax daleen koy wax loolu tey comme ça ñu ne tey benn journaliste daf lay seet si benn télé waaw léegi soo ñëwee lii ak lii dañ koy préparer psychologiquement ba journaliste bu ñëwee li président bi bëgg albinos bi wax loolu lay wax. Amidou nan la ñuy demee ci condition yooyu chacun est libre de dire ce qu'il dit donc koy bàyyi mu libre je ne suis pas vraiment libre si je prive quelqu'un d'autre de sa liberté albinos yi dañ leen jàpp jàmm ba léegi libre ñu parce que ay analphabète lañ jànguñu gis nga boo mel ni Mama Diallo yor sa làmmiñ loo gis wax loo dégg wax loo xam dañ lay écarter carrément parce que yow da nga leen di yàqal gis nga yow Amidou ñun li ñuy am xaalis ci at mi li ñuy am ay crème solaire ci at mi te man lu ma jaaxal chaque jour ñu wax problème crème solaire te xoolal Mariam Faye je la salue de passage bi mu toogee 220 cartons crème solaire la ñu may loolu mënoon nañ see diwu ba neex mais gis nga kenn xamul nuñ ko def soo waxee ñu naan jox nañ waa Kaolack jox nañ waa Tamba jox nañ waa Saint-Louis te amuñu fa répondant loolu du liggéey ñu ne ci kaw ñoo xam ne dañoo gouverner 10 ans 15 ans ñu ne duñ wàcc toog rek ne duñ wàcc tant que wàccuñu tant que liggéeyaat ñu liggéey bu bees duñ dem fenn. waaw liggéey bu bees boobu parce que bu ñuy seet nee nañ albinos yi 8000 la à 10 000 personnes ay 4 personnes bëgg a jël maanaam combat bi aaki moo ko di def seen poste 10 000 yeneen di 8 000 wala 10 000 yi toog di leen seetaan est-ce que jotul kon tey ngeen trouvé yéen ñi nga xam ne yéen a nekk ci base ay solution yoo xam ne di ngeen renverser tendance bi. gis nga Amidou gis nga albinos ñu ci 97% yi ay analphabète lañ jànguñu
déglu bu baax lu ma lay expliquer tey benn Mama Diallo nekk présidente association ñu def un durée de mandat déterminé ñu ne bii kat dañoo war a def assemblée générale Mama nan lay def day woote ay réunion di woote ay réunion di waxtaan ak ñoom waaw xam ngeen ne waaw dañuy def assemblée générale wax laal yow ba convaincre la su ko defee assemblée générale bi xam nga nu muy demee diw président validé yow doo voté de ñoom ñooy voté ñooy validé ñooy def lépp diw secrétaire validé yow nga nekk fa di tàccu rek naan nii loolu moo tax du ñu dem Amidou man fekkee naa assemblée générale association boo xam ne noonu la déroulé te ñeneen ñi tamit noonu lañ koy déroulé gis nga ko xas ba toog gis nga xaalis dafa neex waaye yàlla na lew Amidou ko xas ba toog ci bopp association nga mën a wax nekk benn intellectuel mën a lijjanti doo bëgg a wàcc ndax la nga cay am yow rek yaa ko xam. dëgg la nga fay am maanaam temps bi léegi mu jeex man en fait affaire bi daal man dama jaaxal bu ñu nee yéen ay 10 000 à 8 000 personnes lañ ba pare seen i problème yéen wax nga nee nga financement yi nekk da ngeen koy jot te seen i problème yéen ba léegi di doon loo xamante ne mu mel ni kenn mën. 13 juin bii donc li ñuy laal ci xaalis. 13 juin bii li albinos di laal ci xaalis. si moom laa doon si laa doon ñëw. parce que booy seet mooy man fi ma demoon couverture ñoom li ñu expliqué bu ñu demee action sociale def fa seen demande pour am si aide yi pour mën a organiser seen journée dañ leen ne diw ñëw na fi jël na li ñu jotoon budget bu ñu jotoon a génn moom lañ ko jox. mu mel ni kon jot na nag ñi nga xamante ne mooy 8000 personnes ni ma koy waxee wala 10 000 albinos yi nekk ci suuf. am ñoo xamante ne comme yow ni nga koy defee nii sensibiliser leen ba ngeen renverser tendance bi jële fa ñooñu tegaat ñeneen essayer ba xam parce que li ngay wax nii dafa am si association handicapé moteurs yi handicapé visuels yi. ñun ñoo ci raw. da ci am. bu ñuy fédération bu ñu koy mujj élire sax problème yi ngay expliquer nii amoon na fa ba ñoom ñu jéem a trouver consensus xaw ma nan lañ ko waxee noonu ba taxawal bureau bi kon muy loo xamante ne jafe-jafe la si handicapé yëpp d'une manière générale. waaye ñu ñoo ci raw. waaw man li may gën a déplorer Amidou. dañuy photo sa doom. di ko utee xaalis. gis nga xam nga lu gën a bon. nga organiser ay manifestations yu taxawul fenn. maman yow doone ma xool association yi booy seet yow 2003 ba léegi doone 2003 ba léegi à chaque fois yow amul 5 personnes wala 10 personnes yoo xam ne sensibiliser nga leen ba nga xamante ne ñoom dinañ xam réalité yi nga xamante ne seen président yi ñoom la ñuy doxalee wala parce que boo toogee nii di wax bañ a dugg seen biir. xam nga lu tax Amidou loolu gis nga ni mën nga ko sensibiliser ba mu normal mais tey sax boo sensibiliser nit ba mu ñëw ba nga xam ne léegi comprendre na nañu waxante dëgg rek Amidou mu am problème crème solaire yow en tant que président nga ne doo ko jox crème solaire ndax bokkatul ci yow kooku boo ko woowaatee day ñëw parce que crème solaire boobu daf koy soxla bul fàtte crème solaire bi mooy base fondamentale bi téye albinos bi albinos bu diwewul crème solaire amul militance dudd 45 ans lu leer laa lay wax yaa ngi dégg problème crème solaire xam nga fii amul fabrique de crème solaire mais tey da ngay yor say carton crème solaire téye ko ba mu périmé ndax ñi ngi ko war a jox doo leen ko jox man xam nga lan laa contre kii puune la bokkul si man du ma ko jox man nekkal puune rek bokkal si man ñàkk bokk si man kooku ça importe peu nekkal puune boo soxlaa crème solaire ma jox la mais tey combat bi du mën a yomb ndax boo sensibiliser nit doo amati crème solaire te boo ko bëggee xëccaat ci yow nga jox ko crème solaire mais yoon am na ngeen jéem a tànt yan voie de recours ngeen mën a dem si yoon pour bu jotee ngeen porter ko plainte parce que booy seet non assistance à une personne en danger lañ ko mën a tuddee nit ki àndul ak yow rek nga yor crème solaire te buñ koy lim moom dañ ko limaale ni diw ci la war a am yow àndul ak yow rek ñu jël maanaam crème solaire bi denc ko pour sanctionner la rek pour ëllëg ci biir élection jotee ñoom ñu mën la élire kon jot na nag ngeen ay crème solaire yoo xam boo demee université fekk ñu ko fay jaay jot na nag ngeen trouver ay solution yoo xamante ne ñi nekk ci suuf ngeen xool yéen nan ngeen leen di mën a sensibiliser ba ñoom ëllëg ci biir seen problème dina mën a wàññeeku maman heure bi jeex na de. invité leen fexeel invité leen ñu ñëw toog fii incha allah série d'émission lañ ci bëgg organiser ñu ñëw toog fii bii mooy première émission bi yeneen émission yi mu ngi ñëw ci kanam kon ñu bàyyi la nga tàggoo. Alors, toute introduction mérite une conclusion. L'émission tire à sa fin. Nous vous donnons rendez-vous à la semaine prochaine, Inch'Allah. jërëjëf Aliou Dieng moo nekkoon si cabine technique bi Amidou Pouye maman di leen jox rendez-vous altine incha allah jërëjëf mbokk auditeurs ba beneen.